am na ay gendarme yu fa taxaw boo ñëwee ci am na ay gendarme yu fa taxaw fii waa GIGN ñoo fi nekk police yaa ngi fii si kanam partout donc fekk ba mais au delà n'est-ce pas un quartier boo xoolee sécurisé ah peu d'agression mais banlieue bi ñoo gën a sonn mais banlieue bi tey ñoo ko ñuy seetaan ah ñëw taxaw fii andi seen policier bon espère mais buy génne xam nañ muy def ah na ku nekk mu xalaat bu fekkoon moom la quoi. C'est vrai que citoyen est toujours de ces mouvements loolu daanaka benn loi terewul kenn nekk en mouvement mais aussi bu fekkente ni peut-être day menacer li nga xamante ni mooy la sécurité peut-être ñoom ci logique boobu noonu la ñu dox. Par contre ñun loolu du suñu rôle ñoom ñoo ñu ko mën a wax wala boog ñoom ñoo mën a xam motif yi tax ñu bañ mu génn. Vas-y. da nga bëgg dugal. Kalvaaji. waaw. gis nga protocole Ousmane Sonko boobu dañuy seen noonu ca kanam ñu dem ci kër Ousmane Sonko. waaw. waaw. ñu bàyyi. jeu boobu la ñuy def depuis sànq ba léegi. demal fële boo demee fële ñu ne demal. man maa ngi tudd Khoureyssi Thiam waaw. gars yi ñu ngi kii nañ demee côté bee waaw man international basketteur la waaw suñu tànk mooy ñun on est des patriotes et puis dëkk bi moo ñu ñor lii ñuy xeex nii xeexuñu ko pour suñu bopp dañ koy xeex pour suñu njaboot xeex ko pour suñu askan waaw te dëgg moom fu mu jubee bu mu la fa bàyyi rek te man ku ma xam-xam ni ci dëgg laay xeex sama àdduna bi yëpp dama xeex ndax dëgg injustice bugguma ko donc fu ñuy defee injustice moom lu mu jar dinaa ko def bu neexee yàlla incha allah pour dëgg taxaw. waaw d'abord interdire bi le mot interdit moo amul sens parce que le droit à la manifestation c'est un droit constitutionnel kooku askan bi ñëpp a ko moom waaw yow ñun laaj ñu ko on lui a pas demandé de nous autoriser ou bien de nous refuser ñun dañ ko ne dañ ko yëgal ne ko dañuy dem def manifestation léegi nag teer nañoo nangu na kooku ñun géré wuñ loolu képpe wuñ loolu. léegi ñun li ñu mën mooy ñu ñëw def li nga xamante ne constitution bi may nañu ko te loolu la ñuy def incha allah mooy ñu jël suñu droit ñoo ko moom. et bien sûr jaral na ma ko bu baax man maa ngi jóge ba Amérique waaw Amérique laa jóge ba fii donc waaw mais man sénégalais laa fii laa dëkk fii laa juddoo màggee fi yeroo fi donc bu dul dara Sénégal sama dëkk la sama réew la donc sama réew bu feebaree te ma bokk ci ñi nga xam ne war nañ ko mën a faj damay ñëw faj ko def ci li ma si mën ci kattan suñu borom. li muy daj pour faagaagal opposant wala li muy daj pour faagaagal doomu aadama bu ko dajoon ci autoriser marche bi yebal ay sécurité ñu encadrer marche bi heure bii coono du am mais ku gis tey jii ni ñu def kër président Ousmane Sonko dinañ xam ne benn cible lañ am muy président Ousmane Sonko loolu nag tey nag Sénégal yi la ñu jël en témoin xam ne tey jii lu xew ci Sénégal kenn du responsable ku dul président Macky Sall ndax am na ci loo xam ne mënatuñ ko nangu ndax buñ ne 2012 ay manifestation am na fi ay nit ñàkk ci seen bakkan ñooñu ñàkk seen bakkan joxe seen ba deret ngir démocratie Sénégal mën a taxaw ñu dem ba 2022 xeex bi noonu xeex 2012 mën a répété waat loolu tiitaange lay jur ak njàqare goo xamante ni mooy wane Sénégal mi ngi ci ay guddi yu lëndëm te Macky Sall benn objectif la am muy jël bakkanu président Ousmane Sonko loolu dama koy baamu di ko baamu waat keroog président Ousmane Sonko génn na def déclaration ne ay pneu otom wekk nañ ay wiis yu ci nekkoon tey jii ñëwaat nañ ak yeneen lii fi xew ñun ñëpp gisandoo nañ ko te Ousmane dafa am ak njaboot nga ndaw ñoo xam ne ñu ngi toll ci jàng tey jii ñu yebal ay takk der ñu wër këram gi gone yi buñ génnee tiitaange googu ñuy gis kenn xamul nan moo ko mën a imaginer kon Macky Sall na delloo si xelam xam ne réew mi ay nit ñoo ko yoroon joxe ko ba egsi ci moom te ñooñu tey jii buñ defoon lii mu def moom du mas a jot ci réew mi kon na bàyyi li muy def te delloo si xelam xam ne ñi ko jiite woon démb ak barki démb buñ defoon lii mu def moom du egsi ci nguur gi tey li ma wan a waat ci yàlla mënut a xañ Ousmane Sonko jàmm di am jàmm te bakkanu président Ousmane Sonko bu ko jëlee dina xam ne kenn du am jàmm ci Sénégal surtout moom kon nag na delloo si xelam bu baax a baax loolu moo war a suñu déplacement tey jii ñu jóge Touba wan suñu soutien te manifestation bi incha allah interdit ak ñàkk interdit dina am. waaw déception bi ñu am mooy déception totale rek ndax lii moo warut a mën a nekk ndax président Ousmane Sonko ñëpp xam ne ab jullit la dafa war a génn dem julli ji àjjuma d'abord mi ngi nii ñu tey këram ba heure bi mënul a génn ak njabootam ba ci ñi koy toggal sax bu ñu bëggee génn dem marché c'est très difficile pour ñu mën a génn kon lii rek mooy kilifa diine yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloo yi bu ëllëgee ci biir bu Macky Sall nekkee ci état de faillite buñ def intervention
ndax ñi ngi gis lépp te kenn defut intervention kon Macky Sall na delloo si xelam xam ne réew mi doon nuwu ko ci ndayam doon nuwu ko ci baayam bu doon Sénégal réewum royaume la du yàgg ba mu nekk ci fi buur ndax ñëpp xam nañ démb ak barki démb ay maamam fan lañ cosaanoo woon kon na delloo si xelam xam ne Sénégal dina fi jóg bàyyi ko fi te démocratie bi Sénégal nekkee ñu xeex ko lu jiitu moom loolu mënu koo nax saayal moom moo ci des rek waaw loolu moom waxi caaxaan la rek ak waxi tappale waaw li nga xamante loolu jërta tontu sax waaw ndax président Ousmane Sonko mi ngi nii këram liñ bëgg ci moom jër ñu koy woowee nañ ñëw def ko rek bu baax ñoom ak Sénégal yi lañ li ñu wër loolu yëpp mooy teg président Ousmane Sonko loxo nañ ñëw teg ko loxo bu baax da nga xam ne du président Ousmane Sonko ak ñoom mais président Ousmane Sonko ak Sénégal yi ndax Ousmane dénkul benn mbindeef boppam Sénégal yi la dénk boppam Sénégal yooyu mu dénk boppam nag pare nañ pour protéger ko ak lu mu leen mën a jaral ñun joxuñ suñu bakkan président Ousmane Sonko Sénégal lañ jox suñu bakkan te duñ nangu ko néewal doole ndax espoir la pour Sénégal mais espoir la pour Afrique gépp moo gën a métti maanaam balaa jéggi siraat buñ ko mënee gis dañ koy gis kon ñun police ak gendarmerie rek yooyu mënuñoo tere ñu dem seeti ko buñ demee nag buñ ñu téyee ni mënuñoo dugg ñu xam ne mënuñoo dugg mais sunu moral ak sunu éthique moo ñu mayul tey ñu gis ko ci situation bi bañ a ñëw ci wetam ni ki Macky Sall ba mu ca nekkee dañoo taxawoon ca wetam maam lu fi jar embarqué kër jàmbur ni mel ni àdduna bi day tukki yaa ngi dégg dara xewu fii marche bu ñu autorisé wul jarul dara du fi xew kon maa ngi woowaat nit ñi ñu am retenu di ko wax nag ci côté pouvoir ak opposition man ñi fi ne yëpp ay doomu daara lañ ay doomu soxna lañ sëñ Cheikh Thioro Mbacké laa àndal mu ngi ni yaa ngi dégg ànd ak sëñ kii Ñas mu jugee ba Kaolack ñëw yaa ngi dégg ñun bokkuñu ci ñi am ñun kenn mënuñoo xoqatal ñun kenn mënuñoo tiital parce que réew mi kenn ëppale wuñu fi man nga ñoo jaay doole nag jàpp ñu def nag loolu yaag peuple bi après yéen a koy lijjanti mais ñun li ñuy wax daal Ousmane Sonko bu nekkoon ci siraat dañ ko fay fekk à condition li ñu jëlee suñu kër ñun ñëpp lu yomb la ñun amuñu jotu xuloo amuñu jotu xeex ay kilifa diine lañ di ay responsable dañu ñëw pour dem seeti ko xool situation am nu mu demee. jàmm moo ñu andi jàmm lañ moo ñu tax a jóg mais tamit luñ ñu ji loolu lañ leen di fay comme li ma ko waxee Sénégal kenn moomu ko dañoo manifestation interdiction bi amul yoon Ousmane Sonko dafa war a génn comme citoyen sénégalais comme ñëpp dox ay soxlaam ñëw def li muy def donc ils n'ont pas le droit de l'assiéger comme ça teguñu ko fenn. waaw ginnaaw bu ñu sante yàlla donc ñuy yeesal suñu njëbbal ci Serigne Seydina Ousmane Sonko mu sell mi comme niñ ñu koy waxe donc dans la mesure où moom mooy suñu référence ci wàllu politique di suñu sëriñ ci wàllu politique et aussi ñu nangu ko parce que ñun xamuñu woon politique daanuñ ko woon def moom moo ñu woon li war a mun a tax ñu dugg ci politique xamal ñu lan mooy njëriñu politique ba tax tey instant bi ñu engagé wu am benn amour ci wàllu ci dëkk bi donc tey loolu ñu ngi ko ciy gërëm te yaakaar naa yu mel noonu boo ko tënkee ci parallèlement ci wàllu ngëm-ngëm yaakaar naa ñun mën nañ ne mooy suñu sëriñ ci wàllu politique donc lu mel noonu moo ñu poussé tey ñu ñëw fii nii parce que protéger ci ko parce que ñun gis nañ ne gars yi yim ko seqal tey bëgguñu dara lu dul tey faat ko physiquement non seulement du jàppewuñ ko adversaire mais ennemi lañ ko jàppe te ñun loolu lañ dul nangu Ousmane Sonko balaa nga koy faat ñun nga faat ñu ba pare soog kaa mën a jot. manifestation dafa interdit nañ ci lu ne mën na ci xew ci wàllu violence loolu yéen a ko doon bàyyi xel wala yéen a ko doon préparé waaw loolu moom du lu ñu bett déjà parce que boo xoolee tey Sénégal waroon na romb foo xamante ne dañuy wax ci wàllu ay interdiction manifestation te yaakaar naa président Sonko la fois passée leeral na li war a mun a tax ñu interdire manifestation te manifestation bi instant bi c'est loolu amul Sénégal li war a mun a tax ñu interdire manifestation bi c'est parce que la peur a changé de camp instant bi ñoom dañoo tiit donc bu ñu demee tey bay interdire manifestation ci ay loo xamante ne amul benn légitimité amul benn légalité donc loolu dañ koy ñaawlu ci li nga xamante ne tey waruñu woon sax di toog di wax ay autorisation de manifestation mais préavis de manifestation yëgal nit ñi ne dangaa bëgg a def manifestation ñu ñëw couvrir ko yaakaar naa li ñu déployer ci ay moyens tey fii nii yaakaar naa buñ le tiers wala le quart buñ ko utiliser woon rek couvrir manifestation bi mu jàll ci jàmm manifestation bu ñu utiliser fii bu ñu autoriser fii mu am problème mosu fee am donc ñuy lancer appel
à Macky Sall et ses compagnons ñii muy utiliser pour utiliser la force pour aussi exécuter sa dictature ñu mu xam ne ñii suñuy frères ak sœurs lañ lim leen di defloo ñoom dañoo ñàkk pexe ñoom nanguwuñ ko bëgguñu ko agent policier boo dégganteel da ngay xam ne ñii li ñuy def du seen coobare kon mu arrêté bàyyi li muy def xam ne Sénégal instant bi du moom ndaw na pour taal ko waaw. ak li ñu bëgg a laaj maanaam gis nañ wàllu ñu fàttali ko événement mois de mars amoon na ci ay violence ba ay nit yu bëri ñàkk ci seen bakkan. lu mel noonu gëm ngeen ne mën na amaat fii tey ak dispositif sécurité bu ñu gis ñu déployé ko. comme li ma la wax rek gis nga li amoon mois de mars lu ko raw mën na fee amaat te je pense que ça devrait être une leçon ci li fi xewoon mois de mars parce que tey mën naa la ne ñëpp dañoo sonn ñëpp dañoo lot mais aussi dictature bi nga xamante ne sénégalais yi ñu ngi koy dund te mu jóge ci Macky Sall instant bi gars yi dañ cee sonn ñun war nañ weesu foo xamante ne tey dañuy wax ci wàllu ay à chaque fois ci wàllu ay élection yu mel nii yooyu noonu ci ay élimination d'adversaires politiques ak yooyu noonu parce que tey comme ni ma la wax mars tey waroon na doon une leçon pour tous les Sénégalais mais surtout ñi nga xamante ne tey bàyyeeku nañ fi te dama lay won de ñaaw ñu noonu nga xamante ne que leur âme repose en paix ñooñu gënuñu leen judd gënuñu leen dara kon nag instant bi ni ñu def ba tomber sur le terrain loolu mën nañ ñoo dal te ñun duñ ci daw yota ñun on est tellement déterminé à ce que ce projet soit véhiculé en 2016 et que la personne qui le véhicule aussi soit bien protégée loolu daf ñoo jaral lu nekk waaw. merci beaucoup. ok merci. kon laaj tuuti si wàllu kii bi lan mooy seen tànk fii nii si kër Ousmane. waaw li suñu tànk premièrement mooy ñun ay patriotes lañ di jàppale président Ousmane Sonko ci bëgg-bëggam ci laaj gi mi laaj réew mi ci njëkk ak teraanga ñu bàyyi ko Daaru Moxti di nitam di léppam Daaru Moxti lañ jógee di nitam di léppam te moom dañoo fas yéene duñ ko jox bopp mukk rocc làmmiñ dañoo fas yéene moom président fu mu nekk ñu nekk fa lu mu nekk tamit ñu nekk ca bu tëddee ñu tëdd bu jógee ñu jóg bu waxee nu wax bu dawee nu daw bu toogee nu toog noonu ay gor la noonu la ñuy àndee ak moom waaye dafa am lu ma metti lool lu ma jot beeg ci guddi 2 heures du matin wala 1 heure et quelque ñu ne am na wax yoo xam ne sëñ Abdou Mbacké mi sëriñu président Ousmane Sonko moo ko wax ne ko woo na sëriñ bi mënu koo jot ne président Ousmane Sonko na dettu ginnaaw fa mu doon dem ba mu fa dem na bàyyi ndajeem na bàyyi woote bi loolu c'est pas vrai amul ñi nga xam ne ñoo ko dugal nanu ko jaaraat fan jaaraatoon weddi loolu ndax loolu man ba ma ca jotee ca saasa ci laa ko yónnee sëriñ bi waxtaan ceeg moom mu ne ma Modou Kara lii ni nga ci jote laa ci jote yëgut tinut te sëñ Abdou kilifa la doomi sëñ Cheikh Khady la di sëtu borom Daaru Muxti nanu bàyyi xel loolu sëriñ Abdou président Macky Sall mii fi nekk moo ni sëñ Abdou Mbacké mbooleem fun mas a taxaw di jooyal askan wi day def combat ngir Sénégal ngir réew mi ñoo fa bokk nekk bu ñaan jotee mooy ñaan bu taxaw jotee mooy taxaw te loolu yàggagut bëgg dee moo jaay la ko président Macky Sall wax sëñ Abdou nag du ànd ak kenn ci bunu xataal du ànd ak kenn ci loo xam ne nii day mettital Sénégal loo xam ne nii sénégalais yi bëgg nañ ko di seen jëmuwaay di jëmu askan wi loolu sëñ Abdou Mbacké nekk moo tax président Ousmane Sonko mii bi mu ñëwee ne ko yow la sëñ Abdou ni ko yow la ñun nag ay doomi Daaru Muxti leen ay doomi sëriñ bi leen ay lépp sëriñ bi lañ lu sëñ bi bëgg loolu lañ bëgg lu mu bëgg na ko te sëriñ bi Ousmane Sonko romb na ñëpp ñëw ba ci moom ne ko yow la ñun tamit ñu ne ko moom la moom lu mu bëgg ñu def ko Sonko lu mu bëgg ñu def ko. waaye li nga bëgg a laaj maanaam manifestation boo xam ne interdire nañ ko tey lu nekk mën naa xew ndax jàpp ngeen ne maanaam li xewoon mois de mars lu mel ni mën naa xewaat tey. njort na ni sax lu ko raw mooy xewaat lu ko raw njort na ni mooy xewaat te teguñu ko fenn man damaa njort ni ku mel ne président Ousmane Sonko ku ko gis mars bi jàll bëkk dee moo njaay lu mu woote jàmm salaam dem na ci jàmm ñëwaat ci salaam wax la mu war a wax ñëwaat toog
kon nanu ko bàyyi fa mu jaaroon mu jaaraat fa ngir yàlla nanu ko bàyyi te delloo seen atu yi ak seen takk der yi ndax man lii ma gis dellu sama xel waaye nag sañ nañoo ñaan ci darajee yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci darajee sëñ Tuubaa ak maam Cerno di darajee Seydina Ousmane saa borom musal ko te muccal ko saa borom musal ko te muccal ko te rafet nañ ci njort bu baax bi may wax ni léegi kii nga gis nii muy ñëw mooy sëñ Cheikh Thioro Mbacké sëñ Cheikh Thioro Mbacké bu Pastef Touba moo nekk nii Mbacké Balla Mbacké Balla Mbacké ñu ngi siyaar baax sëñ Mbacké Balla Mbacké Cheikh Abdou kay ñu ngi siyaar waaw noonu daal liñ ci bëgg daal mooy jàmm mooy salaam ngir yàlla li lay war a suul Macky Sall na xam ni réew mii du réew muy dondante du réewum buur réew mi dañ ko doon wax réewum taraanga réew la moo xam ne nii Macky Sall moomu ko am na ñu fi jotoon a jaar ku dul Macky Sall Senghor jaaroon na fi Abdou Diouf jaar na fi Abdoulaye Wade jaar na fi te moom ni mu jotee ci réew mi waroon naa daal xelam ba keneen ku soxla woon réew mi ci njëkk ak taraanga ak lu baax nga joxaat ko ci njëkk ak taraanga mais Macky Sall nag réeral na askan wi jaaxal na leen ci fànn yëpp ñi ngi ñaan daal yàlla def fi jàmm yàlla def fi xéewal yàlla def fi sutura bi jaay Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam jërë ngeen jëf. maanaam bu ñu waroon a jéggi yowmal xiyaam te siraat moo gën a métti maanaam balaa jéggi siraat buñ ko mënee gis dañ koy gis kon ñun police ak gendarmerie rek yooyu mënuñoo tere ñu dem seeti ko buñ demee nag buñ ñu téyee ni mënuñoo dugg ñu xam ne mënuñoo dugg mais sunu moral ak sunu éthique moo ñu mayul tey ñu gis ko ci situation bi bañ a ñëw ci wetam ni ki Macky Sall ba mu ca nekkee dañoo taxawoon ca wetam yaa ngi dégg waaw maanaam c'est pas la fin du monde quand même xam nga ñun ku ñu xam fa ñu jógee xam sunuy maam liñ naan gaynde boo ko jamee ci lay gën a am fit ci lay dàq xeex donte loolu waxu wolof la dama bëgg a wax ni réew mi dara du fi xew yaa ngi dégg fii c'est pas la fin du monde ñi fi ne ay sénégalais lañ dëkk ci réew mi gën leen a bëgg réew mi lépp lu koy taal ñun duñ ci dox duñ ko wax waaye nag duñu nangu ku ñu imputé jaay ñu ku ñu non déception la Sénégal yëpp am ak àdduna bi maam lu fi jar embarqué kër jàmbur ni mel ni àdduna bi day tukki yaa ngi dégg dara xewu fii marche bu ñu autorisé wul jarul dara du fi xew kon maa ngi woowaat nit ñi ñu am retenu di ko wax nag ci côté pouvoir ak opposition man ñi fi ne yëpp ay doomu daara lañ ay doomu soxna lañ sëñ Cheikh Thioro Mbacké laa àndal mu ngi ni yaa ngi dégg ànd ak sëñ kii Ñas mu jugee ba Kaolack ñëw yaa ngi dégg ñun bokkuñu ci ñi am ñun kenn mënuñoo xoqatal ñun kenn mënuñoo tiital parce que réew mi kenn ëppale wuñu fi man nga ñoo jaay doole nag jàpp ñu def nag loolu yaag peuple bi après yéen a koy lijjanti mais ñun li ñuy wax daal Ousmane Sonko bu nekkoon ci siraat dañ ko fay fekk à condition li ñu jëlee suñu kër ñun ñëpp lu yomb la ñun amuñu jotu xuloo amuñu jotu xeex ay kilifa diine lañ di ay responsable dañu ñëw pour dem seeti ko xool situation am nu mu demee di wax ni ñi yor réew mi nañ ànd ak dal xam ni fii dara du fi xew yaa ngi dégg nañ ànd ak dal amaat retenu parce que c'est pas la fin du monde quand même ñun ku ñu xam